أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ñun nag lu ñuy seede mooy wàllu liggéeyam taxawaayam ak yorin bu mu ñu yore woon pour suñu taxawaay ci réew mi ci ku xam organisation bi di forum civil tàmbalee ci organisation élitiste ndax ñi ko sosoon ay borom xam-xam lañu ñu ngi nii toog ne ñoom dinañ servir seen réew ci seen xam-xam mettre à la disposition de l'expertise nationale ñoom li ñu xam loolu lañ jàppoon am taxawaay ci réew mi ci wàllu déclaration ak fu ñu war a mën a taxaw ci wàllu xam-xam ñu indi ko séddoo ko ak Sénégal yi mu doon taxawaay bi juróon doole lool seen biir waaye yemoon it ci seen biir en tant que organisation élitiste di ay borom xam-xam loolu juróon na lu am solo ci réew mi ndax bokkoon na ci ñoom moment yooyu ñun booba ay ndaw la ñu ngi lycée ci lu daan xew ci réew mi dinañ leen ci laaj seen xalaat ndax ñu bare expertise yi fa nekk ba pare di ko liggéey ci bénévolat mu nekk première organisation boo xamante ni dafa liggéey ak Transparency International benn credo la amoon mooy lutter contre la corruption bi ko forum civil intégré forum civil nekk la première organisation bu ni ko nag ñun d'accord yow da ngay lutter contre la corruption ñun ñu nekk organisation locale nationale pour ñu bokk ci yow da ñuy bàyyi ñun ñu seet naka la ñuy ànd ak yow loolu bokkoon ñoom ci seen taxawaay ci seen fulla parce que tubaab xamul woon loolu day ñëw ne leen nii ngay doxe organisation nii lay doxe au plan international kon yow nii ngay doxe donc le forum était la première organisation bu ni ko ñun dinañu ànd ak yéen ci ñun ni ñuy ànd ak yéen ñu nangul leen ko mu nekk la première section de transparence fii ci Afrique de l'Ouest naam di dox ci bonne di lutte contre la corruption waaye ñu yaatal ko nag ci naka la ñuy fexee ba bonne gouvernance tasaaroo Mohamed nag bi muy jël organisation bi mi ngi ko jël 2004 nekk ko coordinateur bi ñun ci lañu jël ñu ñuy xale yëpp yar ñu te lan boobu moo indi décligu forum ci lu bari moo indi taxawaayam ndax organisation boobu naam doonoon cadre de réflexion cadre d'incubation yoo xamante ni ay xalaat la doon génne mu jëm ci réew mi Mohamed def ne lii balaa muy am solo ñu wisaare ko ci réew donc axe premier wu cadre stratégique bi mu jëkk homologué mooy nañu fexe ba li ñuy def dootul yam Dakar comment faire en sorte que li ñuy wax Sénégal yëpp di ko dégg te pour Sénégal yëpp di ko dégg nag dootul aajo mu doon ci rajo rek dootul aajo mu nekk ci journaux yi wala ci télévision yi nee na pour Sénégal yëpp di ko dégg il faut ñu implanter ay section fépp foo xamante ni am na fa ay nit yoo xamante ni bonne gouvernance tax na leen jóg ñuy seede ci moom njullitam man de dinaa ko seede ndax ànd nañ même voyager même dans l'avion waxtu rawu ko su julli jotee dans l'avion man daf ma doon def ay reetaan dama koy gis day li xam kàbbar di julli dans l'avion kon man seede naa jullitam loolu moom
fekk naa ko loolu moom ñu ñaar ànd nañ di tukki même dans l'avion waxtu raw ko moom man ay ree la ma doon def parce que dama ko doon saboté mais su waxtu jotee moom dina julli ci biir avion bi dañ ko témoigner gëm république am ak gëmoon république ndax ni mu ñu doon waxee la daan nañu sant liggéey li mu wax léegi ne ku nguuru nit ñi ñoo la ko def moom da ko doon daw patrimonialisation li mu jëkk def forum civil bi mu ñëwee moom c'était l'ordonnateur bu amul woon bureau Mohamed n'avait pas de bureau ñun booba ñëw nañ mu jox ñu ay programme ñu animé ko te ni mu daan joxee programme ku nekk day xool sa xam-xam mu jox la programme ni la développé ba pare moom bureau moo nekkoon salle de réunion bi su ñëwee salle de réunion toog il reçoit tout le monde yàlla mayoon ko nag xereñ foofu la république commencé ci moom ni mu koy soññee mu ne bonne gouvernance balaa muy am solo lépp principe bu bonne gouvernance ñu mettre ko à la disposition du Sénégalais lambda mu doonoon lu compliqué lu ñu mënu woon comprendre ci moom mu ne on va démarrer par les principes ci yorin yépp mu ne fi muy tàmbalee mooy foo nga balaa ngay saytu dara foo nga exécuter activité te pour nga exécuter activité il faut nga planifier ko mu ne ci loolu principe yooyu nañ ko jël def ko ay jumtukaayu liggéey mu ne kon léegi programme bu mu jëleeti ci tubaab yi war a ñëw pour exécuter ko forum ak waa forum da koy jël dëppale ko ak ci moom ni mu bëgg réew mi doxe ci yooyu programme dinaa ci lim certification citoyenne Mohamed mu ne réew mi su fekkee dañ ko bëgg a teg ci moomeel ku ñu fal nga doon buur dafa fekk ni ñuy fale moo baaxul mu ne Sénégal ku ñu fi fal nga doon buur c'est parce que ni ñu lay fale moo baaxul mu ne kon loolu pour ñu corriger ko nañu fexe ba citoyens yi xam naka la ñuy fale mu tàmbalee ko ci naka la ñuy mettre en place ay structures yoo xamante ni ci biir nit ñi lay nekk di former nit ñi lépp lu jëm ci wàllu naka la ñuy jàppe ki nga xamante ni moom moo war a yore seen promesse mu ne kon nañu mettre en place deuxième axe mu tudd les centres de gouvernance participative mu ne nañu fexe ba centre boobu nekk jumtukaayu yar jumtukaayu partage mais surtout nag ndaje boo xamante ni dootul am xàjj ak seen ci diggante sénégalais yi pour ñu xool naka incha allah rabi noonu la ñuy yore réew noonu la gisee woon république pour moom république lu nu waroon a séddoo la kon defe naa loolu foofu laa yem ci témoignage yi bàyyi famille bi mu dugg ci asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu mbooloo mi di si jiital al amir docteur Abdoulaye Lam bi nga xam ne moom moo jiite kuréel bi ñu ngi leen di sant si turu famille yu Mouhamadou Mbodj ki ñu yónni di kilifa Mouhamadou Mbodj moo ñu jox ndigal ñu ñëw fii tey toog di wax ak yéen kilifa boobu moo di Alaaji Rawane Mbaye bi nga xam ne moo ko yar te mooy di yaayam Mouhamadou Mbodj nag li ñu témoigné si moom lu gàttalee doon suñu rakk la woon nit ku dëggu la woon nit ku amoon pas-pas la woon mais nit ku gëmoon diine islam ki mu jiitu junj na ko tuuti nee na fekke ne teewee ne mu julli ci avion kooku mooy wane pas-pasam si dundam yëpp nag daf ko jaglele woon daanaka nit ñi la ko jagleloon réew mi la ko jagleloon te loolu yëpp daf ko tegoon dafa tegoon tànkam si diine même bu ko dul woon déclaré mais boo xoolee jëfam yëpp daf ko tegoon si diine dafa nit koo xam ne diine rek la gëmoon li ñu ubbee jotaay bi mu di alxuraanul karim lépp lu ñu mas a def si forum civil lu ñu jiital forum civil moom si boppam moom may wax ne ma
utal ñu ku ñu jàngal kaamil nañu defal ay ñaan balaa ñu def dara lu ma doon ngir dogg bi ma amoon ci islam. jafe na wax ci moom te sa xol du tooy parce que nit u dëgg la woon yéene bi mu yéene woon réew mi yal na yàlla mottali yéene boobu. préoccupation bi mu amoon ci diine islam ci këru diine yi toujours préoccupation moo doon na nit ñi nekk benn li mu mënti doon nag te li mu gëmoon daf ko doon doxal en toutes circonstances masul ci jengi parce que ki mu jiitaloon moo di subhanahu wa taala suñu borom bi subhanahu wa taala moo di jiitaloon lu muy def lu muy wax moom lay jiital daana def ba ñëw wax ma ne ma wax naa lii waaye nag suñu borom bi laa jiital bi may wax waaw loolu moom dama ko vivre ak moom. maa ngi jéglu nag ci baat yi ma jëkkati fii ñu leen di sant au nom de la famille leen sant tamit ci turu Alaaji Rawane Mbaye bi nga xam ne moo ngi jox instruction pour ñëw taxaw fii wax ak yéen jazakallahu xayr yal na yàlla yokk jàmm ji yal na yàlla barkeel seen kuréel bi yal na leen yàlla jàppale yal na yàlla jëkkati fa kaw ndax li ngeen di taxawal islam gis nañ ko te ñu ngi koy defat bu baax a baax jërëjëf jazakallahu xayr. bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ñu ngi tàttagal sunu gan yëpp di gërëm seen teewaay di tàttagal ñi nga xam ne ñooy ay collaborateur ak mbokki sunu xarit Mouhamed Mbodj xam naa du sax tontu mais ci élan bi ñu doon demee rek laay continuer Mouhamed Mbodj dañoo ànd maak moom dem màkk jegewante lool ma mën koo seede ci góor-góorlum ci aj gi ñu àndoon ci jaamu yàlla ak nangu déglu nga wax ko fan lay teg tànkam ci aj gi ak itam am ouverture ci ñu waxtaan ci masala yu bari ci Sénégal rawatina ci diine kon yàlla def na ma côtoyé ko 1 mois ñu ànd chaque jour ñu gisee daanaka chaque jour ñu toog waxtaan ci lislaam soxnaam Maître Nafissatou Diouf ñu ànd aj Makka 2 fois encore di waxtaan di discuter jigéen ñi ñoom xam nga dañoo am seeni masalay bopp léeg-léeg ñu waxtaan mu d'accord léeg-léeg ñu waxtaan mu nangu léeg-léeg ñu ne oustaz lii il faut ñu xoolaat ko mais daal ñoom ñaar ñépp wax dëgg yàlla li ma mën a témoin mooy bokkoon nañ ci nga xam ne aj gi dañ cee defoon fulla di ci góorgóorlu nga xam ne yëg nañ ne jaamu yàlla moo leen yëkkati kon mën naa koo seedeel diine mën naa koo seedeel bëgg lislaam mën naa koo seedeel bëgg gëstu ci lislaam ngir xam mën naa koo seedeel nangoo laaj te soo ko waxee mu jëfee ko te loolu dañ ko ànd dund kon dañ koy ñaanal rek plateau bii nii du fi gan moo tax tey ñu toog fi di waxtaan ak ci moom di ko ñaanal ñi nga gisoon mu toogal mooy jeunes yi Amira May di Sukay Fall di Amiratu Jamaat Ibaadu Rahmaan bokk nag moom benn table ronde ñuy waxtaanee ci lislaam kon ñun miin nañ ko loolu moo tax ngeen gis ñu ñëw tey di seede ci moom loolu rek la du leneen lislaam nag daf ñoo sant nit ki su génne àdduna nga wax ay baaxam yi nga ko xam kon ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla xare aljanna yal na yàlla yërëm ko yërëm mboolem jullit yi nga xam ne ñoo ñu fa jiitu ñu nit buñ leen fekkee yal nañu yàlla yërëm di am mbégte vraiment ci bi ñu woo leen ñu ñëw wuyu si bi ñu demee itam jaale ji ñoom ñi ñu àndaloon xam nañ ne kër ga duñ fa gan ndax soxna si bu ma ñëwee rek gannaaw man dama mën a tooñ xàmme na ma rapidement ñu dal di waxtaan joxe suñ njaal ñu teertu bu rafet jigéen ñi encore demaat fa joxe seen njaal ñu teertu leen teer bu rafet
kon noonu ngeen accueilliroon ñu ngi leen ci gërëm di leen sant leen gërëm ci woote bi ngeen wuyu si di ñaan ñun ñi fi dajee ñàpp yal nañu yàlla nangul yal nañu yàlla jéggal yal nañu yàlla yërëm insha allahu taala yàlla mën na ko yàlla na ko def wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la 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 du guleen tam ma ñëw fekk si leen fii damay ñëw fii dama koy rafetlu toujours dafay dundal pas-pas ñëwaat fii dafay dundal pas-pas ci suñu analyse gouvernance yoreenu réew yoreenu kër yoreenu kuréel Sénégal koo jiital day dem ba mel ni moom moomeel bu dee état la da ngay gis famille jege si sëriñ bi ko daan ñaanal jege si ñeneen jege si affaire bi xaw a nekk commencé ñàkk màndargaal ni lu ñëpp bokk la ñun bi ñu defee loolu dañu am code de conduite dañu jox suñu bopp code de ni ñuy doxawee ni ñuy doxalee ci si biir forum ak ni ñu ko yore suñu dëkkaat yi nekk fi buur ak nguur ak yore nguur dafa yomb te bi ñuy commencé république la ñuy commencé wax république dafa jàpp ni ñëpp a yem lu ñëpp bokk la mais bu ñu doxalee tuuti rek da ngay gis ni nguur mooy commencé dugg si ak buur institution yi day mel ni ki ñu fal moo ko moom ak ñi mu àndal loolu fautu mal gouvernance bi ñuy am ci Afrique lu ci bari mi ngi jóge ci personnalisation du pouvoir te loolu nekkul ci état rek dafa commencé ci association dañuy jël nit ne ko yaay président moom mu foog ni moomeel la dénkaane ak moomeel dañ koy gaaw a jaawal lu ñëpp moom kenn waru ko détourner bu ñu ko doon doxalee noonu ci parti politique yi bu ñu la joxee état ëllëg doo ko def mais bu nekkee parti politique dañ naan maa moom chaise yi boo d'accordul ak nit ñi bul duggati ci permanence bi man maa koy fay man maa ko tabax tante bi nangam nangam donc institutionnalisation moo tax ba ñu nëbb nit nëbb fésal nit di fésal lii mbooloo def loolu ci combat la pour la bonne gouvernance combat bu mag la fu ñu dem dañaan ana njiit li teg leen ko fii ñi ci des nañ dem ci ginnaaw te loolu du ñooñu ñooy doxal du njiit mooy doxal ñi ci ginnaaw ñooy doxal kuréel boo gis gaawal